asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatu. Di nuyu assistance bi yëpp di nuyu Sénégal yëpp mënuma nag commencé wax ci wax ji te sant ma sama sëriñ Mouhamadou Lamine Bara Mbacké Fadilou waaw di sant njabootu sëñ Touba bi yëpp di sant waa Tivaouane Ndiassane communauté musulmane bi yëpp ak catholique bi di sant vraiment fépp fu nit waay nekk daal maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay. waaw Modou je pense que li nga wax am na solo torop déjà man fi may commencé mooy wax nga ne Wily comme ni nga wax toogaayam fii am na fi solo torop parce que booy seet man léegi comme ni ma leen waxoon ci yoon bële consultant la rek ci làmb parce que booy seet làmb ji moom moo ko tëgg ak structure am bu tudd Nicolay Business donc dama leen di gunge rek ndax làmb ji mënatuma ci continuer ndax am naa yeneen activité yoo xamante ne maa ngi nag toujours ci làmb mais damay toog seen wet di leen gunge à chaque fois buy manifestation di am ma teew joxe suma expertise joxe yëpp loolu nag benn la ñaareel ba mooy ci mbirum li nga wax léegi dafa am benn mbébét bu ñu amoon di ci waxtaan keroog ndax combat Ama Baldé ak Modou Lo day combat boo xamante ne ñun suñu sago mooy askan bi yëpp seetaan ko te du am benn jafe-jafe ndax daf bare na ñoo xamante ne nekkuñu fi nga xamante ne mën nañu am jumtuwaay yu xarale yoo xamante ne dina leen permettre ñu dugg seetaan làmb ji ma ci waxtaan ak partenaire boobu itam moom itam mu jël les moyens qu'il faut ne ma man sénégalais la def naa sumay preuve fii biir Sénégal donc dinaa ñëw gunge la combat boobu du nekk pay-per-view fii Sénégal combat bi direct la Sénégal waaw ci télévision yëpp direct la voilà muy ay ITV ay 2S télévision yëpp daal dinañu waaw liggéey ak ñoom seen TV ñëpp mun cee jot wal fajiri ak ñëpp waaw dàquñu daal benn télé dinañu liggéey ndax askan bi yëpp liggéey ci télévision yi gis ci seen bopp askan bi gis ci seen bopp loolu premier point la deuxième point damay ñëw ci presse bi ndax am na wax bu ñu waxoon fii keroog ma ne dama bëgg ñu ànd ñu liggéey d'ailleurs man loolu sax moo gën a ma soxal ba ma ñëw toog fii ak yéen tey parce que dama bëgguma combat bi ñu dem ba ci biir ñu naan jox ma accréditation jox ma lii déedéet bëgguma loolu dama bëgg ñu waxtaan léegi ma jox leen dinaa leen jox adresse mail boo xamante ne bu ma paree fii da ngeen koy jël bu ko defee ngeen rapproché wu foofu ñu wax leen ne combat bi nii lañ ciy liggéeyee ak nii ba nga xamante ne jour ba ku ci ne di nga def sa liggéey nu mu waree doo am benn xaar ma yàlla ak structure Luc Nicolaï & Co parce que yéen ni ma leen soxlaa noonu ngeen ma soxlaa donc mbir mi soxlante la c'est pas rek non dama yor événement bu mag non presse bi dama leen di dàq déedéet du ma def loolu waaw ànd leen ñëw ñu liggéey sérieusement toog ku ci ne xam fa nga war a yem ak la la war te loolu bu ngeen rapproché woo ci Modou Ama 13 mars @gmail.com kooku déjà pour le 5 bi ñëpp nañu bindu foofu comme ça ku ci ne lañ la war a jox parce que dinañ la jox mandarga boo xam ne mooy wane ne boo ñëwee gendarmerie mun la bàyyi nga dugg donc loolu foofu lañ la koy joxee dinañu bare mun nañ ko distribuer sax mun nañ leen fekk fu ngeen ne jox leen ko pour éviter leen déplacement voilà loolu je tenais à vous le dire voilà ñetteel ba mooy face à face bi war a am le 5 mars le 5 février pardon fële ci EDK Yéba ci autoroute péage bi disposition yi war yépp jël nañ ko ci événement boobu ci wàllu sécurité ci wàllu organisation ci wàll yépp bàyyiwuñu dara ndax boobu ba léegi ñu ngi ciy liggéey donc tey mbër bu ci ne juróomi nit ngay àndal ak yow muy 6 personnes mbër bu ci ne aussi ñun ñoo lay jëlee fi nga ne ànd ak sécurité bu doy ñu yóbbu la ba ci fi nga war a defee sa signature contrat presse bi comme ni ko Modou Mbaye waxee loolu jarul ma ciy dellu si waat wax na ko ba pare donc matuwaay yi war yépp pour face à face bi jaar yoon mu doon fet te Modou Lo bi ma waxtaanee ak moom Ama Baldé bi ma waxtaanee ak moom
ak seen staff tey ci suba la ñu mujj def réunion ñoom seen bopp sax nee nañu bu leen neexee Ama dem jëli Modou ñu ànd ñëw parce que ils sont conscients que les enjeux sont très forts dans ce combat et làmb soxlawul fu mu toll nii loo xamante ne daf koy yàq déjà liñ ñuy fustiger doy na sëkk donc du ñu may nit ñi fuñ ñu waxee wax joo xamante ne dañ ñuy jàpp donc daal loolu je tenais à donner cette information du ma guddal nag parce que comme ni le 5 bi la ñu le 5 février la ñu bëgg a wax dëgg yàlla bu ci yàlla àndee ñu teg plan d'action boo xamante ne foofaa dinañ ko jox ay plaquettes yoo xam ne journaliste bu ne dinañ la ko jox wala ne manifestation tel fekk ne yéen rapproché ngeen fii xam ngeen lu ñu war a liggéeyee xam ngeen fu ñu war a jaar comme ça liggéey bi jaar ci yoon ñu liggéey main dans la main def événement bu mag ku ci ne gis ci sa bopp la nga war a am nga am ko ci. la ma ci doon mën a tontu nga indaale contrat bi ma signé Luc Nicolaï Enco ak xam nga boobu dinaa la mën tontu. non dama ne non da nga ne da nga signé Luc Nicolaï Enco te indiwoo contrat boo xamante ne gisuloo aussi te doo mës a gis juste à l'insection du soleil Luc Nicolaï Enco bu signé ak xam nga foofu rek laa la mën a wax waaw loolu moom awma ci benn problème et je pense que sax ay détails la yoo xamante ne sax bëgguma ñu ciy dugg parce que li ñu jëm dafa rëy te taluñu yenn bi bii di nag yaa ngi ko posé question mais dinaa ko tontu man bi may jël sama njëlbeenu wax dama ne man consultant la boo xamante ne duma ko mës a bàyyi combat bi ñemewuma ko bàyyi noonu nit booy ñëw sax ci structure booy duggee sax ci équipe bu mag doon jeune remplaçant ngay dugg di def noonu mbër bu mag dafa jaar ci troisième combat quatrième combat ba yegsi fu mu egsi donc combat bii mënuñu ko bàyyi mu dem ci moom kenn on va prendre le devant liggéey ko je pense que nag Balla Gaye 2 ak Modou Lo moo gënoon a metti combat bi yaakaar naa dem nañu ba Mbour dem nañu fu ne face à face mënul am Yékini Balla Gaye 2 c'était la même chose Thiès dem nañ fa mënul am ñu ñëw Radisson mënul am mais gis nga fa combat bi mujjee bii awma ci tiitukaay waaw bii moom soobee suñu borom face à face bi dina am dina neex te wax dëgg yàlla boo seetloo itam face à face yooyu yëpp ngay wax benn bi du face à face présentation combat la woon donc je sais pas si tu te souviens ndax yaa nga fa woon jour boobu ci plateau bi mais waxuñu woon ne dañuy def face to face dañuy présenter combat bi gars yi yaakaar ne affaire bi gis nga la fa nekkoon ci nit donc yow wóor na ne loolu mënuloon a am parce que tu étais présent jour boobu donc loolu daal laa am lu may tontu ci biir moomu. te bu ma juumlee ndax benn télé moo koy def rek jox ñëpp signal wala kenn ku ne da ngay ñëw def sa plateau wane sa bopp moo xam ITV la jox ko 2STV moo tax moo xam 2STV la jox ko ITV wala bu boobaa ITV day ñëw installé plateau 2STV plateau installé plateau ak ñeneen wala signal bi dañu koy jox ñëpp télé yëpp def ko traité loolu naa bëgg na xam ba dèjà ñu ngi am rek ITV ak 2STV bu mu juumlee Mourou Mbaye ITV ok. ñoo ngi en direct sur ITV. waaw ok donc xam nga tey bu dee production bi moom li ñu mën a def mooy jox ko benn télévision waaw loolu nag télévision boobu mooy jëlaat signal neutre jox ko yeneen télévision ñaareel ba plateau yi moom je pense que li gën a baax mooy ku nekk am sa plateau wane na nga mënee jour boobu waaw loolu moom noonu lañ ko nar a liggéey incha allah du ma jël benn plateau rek teg ko déedéet ku ne day am sa plateau ci biir stade télé bu ne maa ngi lay gërëm di la sant petit combat yi moom du ma ci mën a wax parce que Mbaye Diagne moo koy gérer moo taxawal combat yépp yu ndaw yi moom moo ko taxawal am na ci nag benn spécial bu xaw a mag bu ñu doon waxtaan ba démb ñu ngi ciy waxtaan boo xam ne ñaari mbër yu mag lañu am na ci mbër benn bi sax moo daan par kaw yàggul dara nii ci woyat bi ñu jógee donc Mbaye mu ngi ci doon waxtaan ak ñoom quoi ñaareel ba pour presse bi moom laa doon wax Modou Mbaye sànq nee naa ko presse bi ñoom nañu tànn fi nga xamante ne la ñu soxla kaar yi ci yóbbul leen ko foofu ndax xam nga man du ma mun a xam yéen fan moo leen gën a arrangé yéenay xool ndax da ngeen ma naan ñaari kaar tegal leen ma ko banlieue ñaari kaar tegal leen ma ko Dakar benn kaar bi ngeen yóbbu yéen a koy waxtaan seen biir bu
bu ngeen ko yónnee ci adresse wala ngeen woo ma directement ñu waxtaan ci xool fu mu gën a rafetee fu mu leen gën a arrangé ñu yóbbul leen kaar yi foofu quoi kaar yi bu soobee yàlla aussi dinañ leen xaar ba ngeen pare ku ci ne ñu jéem la desservir fa nga gën a jege ñu xool ni ñu koy defee pour ñëpp mun a am bañ a am benn difficulté quoi. Modou Lo moom je pense que yàgg naa liggéey ak moom muy dem tukki may def face à face muy ñëw Modou je pense que fii may wax ak yow dagg na biir balaa face à face dina ko fi fekk mu ñëw def face à face le 5 moom incha allah bu dee jàmm rek ngi am kenn mënul tere face à face Modou Lo ak Ama Baldé loolu moom fii laa ko waxee ci kanamu caméra incha allah di dalalaale xelu buur géwél ne ko dalalal sa xel. mais sama question mooy. intransigeant wax nañ ko ak sécurité bi. même Mbaye moo dàqaloo. Modou ah Mbaye moo dàqaloo Modou Mbaye bu wax Modou Lo. ah non est-ce que loo daaxul bay. non non bayee dàq moom bayee dàq. béykat bee ko yàq rek bayee dàq. waaw non Modou loolu moom dañ ci intransigeant loolu moom amul sax demal maa ngi ñëw. amul benn la supporter à part 5 yi ànd ak Ama ak 5 yi ànd ak Modou yu nar a dugg foofu ndax ci péage bi foofu dafa yomb di jënti déjà ca péage ba lañ lay arrêté doo jaar donc doo egsi sax ci station te foofu gis nga dara waru ko te sécurité bi dina doy sëkk te yéen di ngeen ci teg seen bët incha allah benn supporter woowuñu la na nga toog seetaan télé parce que télé yi dañ koy def en direct télé yi war a nekk partenaire ci événement bi ñoom ñëpp direct lañ koy def jour boobu ak site yi dañ koy def direct aussi ku ci ne na nga seetaan sa téléphone wala nga seetaan télévision Modou Mbaye daal loolu amul sax xaar ma yàlla kooku moom dañ ci sul sax foo benn doomu aadama bokkul ci ñi nga xamante ne ñooñu la ñu woo du dugg fleur boobu. république la rek kon man sénégalais yi.